télévision Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax dellu di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës daanaka benn ponk la mu di élection législative yi ak li nga xamante ne ji kon moo tukkee ci urne yi ñu leen di woowee ay tendance jamono ji résultat yi di wéy di wadd ñi nga xamante ne ji ñoo séq géopolitique bi soobu woon ci élection législative yi rawatina waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi ñu ca nekk kon ñi ngi xëcc ndam le jëmee ci seen boor ginnaaw conférence de presse bi nga xamante ne ji kon waa Benno Bokk Yaakaar amal nañu ko biik tey jii ci tàkkusaan si waa Yewwi Askan Wi mu di intercoalition wàllu Yewwi ñoo amal ab janook taskatu xabaar yi liñ leen ci mën a baaxee ni ay xibaar di kàddu ñu nangoo ci Déthié Fall moom Déthié Fall bokk ci conférence des leaders xamle ca ndaje ma ne Benno Bokk Yaakaar ak chiffres yi nga xam ne joxe nañu ko du chiffre yu dëggu lii dëgg tey dëgg moo di coalition intercoalition Yewwi wàllu am nañu kon fii fi toll juróom-ñett fukki député ak ñett maanaam 83 député la ñu amagum bu ñu defee seeni calcul ci téeméeri député ak juróom-benn fukk ak juróom yi nga xamante ne ji kon ñoo war a teew ci assemblée nationale nee nañu nag ñu nangu ko wala ñu bañ ko moo ci yam jamono ji moom Benno Bokk Yaakaar mooy opposition parlementaire ci assemblée nationale intercoalition Yewwi wàllu di xamle ne ñoom ñooy majoritaire ci assemblée nationale ay kàddu la yu ñu jëlee ci Déthié Fall teg na ci ne lu aju ci ñi woote ci askanu Sénégal téeméer boo jël juróom fukk ak juróom ya mu di 55% ñoom la ñu àndal conférence de presse ba moom ngeen di gis ni des na ci dellu si ak yéen ci la ca gën a fës ak suñu ndaw yi nga xamante ne ji ñooñu fa teewal. des ba léegi ci politique bi ak résultat yeeg ni mu tëddee ci biir Sénégal ci noonee la ñuy wutali diwaanu Mbour ànd fa ak ki nga xamante ne ji moo di Abdourahmane Diallo ne foofeet coow laa nga ne fa cobbay coalition présidentielle di Benno Bokk Yaakaar nee nañu ñoo gañe yëf yi ndax am nañu 3767 voix de différence maanaam daal loolee la ñu rawee gaañi waaye Yewwi Askan Wi ne du ca dal ndax ñoom ñoo gañe lum ci mën di am suba ca lay leer ndax tribunalub Mbour dana ci wax joxe résultat yi wér. ñu ànd ak Abdourahmane Diallo foofee ci Mbour Abdourahmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed. yaa ngi en direct ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média loo ñu mën a wax ci situation beek xëccoo beek tendance yi foofu. jamono ji may wax ak yow waa Yewwi Askan Wi ñoo nekk di amal ab conférence de presse ngir xamle li nga xam ni ñoom ci loolu la ñu yor ci ay résultats ba heure bi ma doon wax ak bi may wax ak yow nii nag fekk na. waxaguñu résultat yi nga xam ni yor nañ ko seeni loxo ñu ngi xam le ni am na 37 bureau de vote yi nga xam ni ci biir département bi ba léegi amaguñu seeni résultat waaye li nga xam ni ñaawlu nañ ko moom mooy jàpp nañ ni waa Benno Bokk Yaakaar ñu joxe ay résultats yi ñu joxe dafa am lenn li nga xam ne dañ ko ci gonflé maanaam dañu yokkal seeni bopp ndax waa Benno Bokk Yaakaar ñoom démb dañu wax ni ci lu jëm ci département bi ñoom lu toll ak 69424 voix la ñu daal di am. ñu séddale waa Yewwi Askan Wi 65657 voix maanaam différence de voix bi mooy 3767 ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu ba jamono ji nga xam ne résultat yu ñu yor ñoom ñoo gagné fi nga xam ne moom mooy département bu Mbour Benno Bokk Yaakaar xam le ni ñoom ñoo gagné ñoom it département bu Mbour waaye li nga xam ni am na ñëpp nangu ko muy waa Benno di waa Yewwi mooy Benno Bokk Yaakaar am na 6 communes yi nga xam ne dañ ko ñàkk maanaam commune Mbour commune Saly Somone Ngexoox Diass ak Sindia te ci am na lu toll ak fukki communes yi nga xam ne tamit Benno Bokk Yaakaar moom daf ko gagné loolu waa Yewwi ak waa Benno ñoom ñëpp ànd nañ ci waaye fi nga xam ne foofu lañ nekk di werante ci jamono jii nii mooy chiffres yi nga xam ne yooyu la ñuy wax donte sax waa Yewwi ñoom jàpp nañ ni 6 communes la ñu gagné jàpp nañ ni ay communes la yi nga xam ne moom moo ëpp électeur yenn communes yi nga xam ne yooyu la Benno Bokk Yaakaar daal di gagné li ni mel a tax ñoom aussi ñu jàpp ni ñële certes gagné nañu 10 communes ñoom 6 communes waaye jàpp nañ ni lu jëm ci wàllum résultat département bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi ñoom ñoo ëppale waa Benno ñoom it jàpp ni ñoom ñoo ëppale jamono ji may wax ak yéen nag tribunal bi maanaam commission bi mu ngi ci tribunal bi di gëstu ci li nga xam ne moom moo jëm ci résultat yi sànq biñ fa wootee ñu ngi ñu doon xamal ni sax ñaari commune rek ñoo desagum ci jàngat bi nga xam ne moom lañu nekk di def te nu mun yàgg-yàgg fii ak suba incha allah dinañ joxe résultat yi wala boog guddi balaa guddi gi di jeex ñu daal di joxe li nga xam ne moom mooy résultat yi donc jamono jii nii officiellement nit mënul a gulaa wax ki nga xam ne moom moo gagné ci département bu Mbour ndax waa Yewwi ak waa Benno kenn ku nekk jàpp na ni moom moo gagné ci jamono jii may wax ak yéen
lu mu ci mën di doon dina leer ci boppu sénégalais yi ànd ak groupe Futurs Médias ci élection yi Abdourahmane Diallo foofee ca diwaanu Mbour gërëm ko bu baax a baax maa ngi leen koy junju sànq intercoalition Yeewu Wàllu ab janoo la ñu amal ak taskatu xabaar yi di ko defee ci siège parti Déthié Fall bi nekk fii ci VDN bi ñu teewlu kàddu yi yenn ci yëfa Déthié Fall yëkkati. Comme ñoom dañuy wax ay nombre de départements on est allé au-delà après démonstration que nombre bi mu wax conforme à la réalité. On est allé au-delà parce que les départements n'ont pas le même poids électoral. Ñun département yi ñu gagné boo jëlee bu nekk le nombre d'électeurs ba fa nekk nga additionné département yooyu nombre d'électeurs yi day représenter 55%. Vous avez bien retenu le chiffre. 55% du fichier électoral. C'est-à-dire que ñun département yi ñu gagné boo jëlee seen nombre d'électeurs additionné leen day représenter 55%. yi ñu amagum boobu 55%. donc ça veut dire que ñoom li nga xam ni tey jii nii moom la ñu amagum ñoom faites la différence day doon 45%. L'Assemblée nationale c'est 165 députés. Quand il y a 83, donc tu as la majorité. Voilà ce qui se passe. Donc au moment où je vous parle, l'intercoalition Yewwi Wallu a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. kon jàpp leen que les Sénégalais grâce ak seen ñambar. mi ngi noonu kàddu yu leeral yu bàyyeekoo ci Déthié Fall jégalu bu baax a baax tubaab yu bari yi nga xam ne rax na ci wax ji danañ ci dellu si nu mu gën a yaatoo des ba léegi ci élection législative yi ak ni mu tëddee ci diwaan yu bari ci Sénégal ci noonee la ñuy wutali diwaanu Touba Mbacké ànd fa ak Pape Balla Gueye xooli lu fa bees ni ay résultats ak i tendance Pape Balla ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mouhamed Ndiaye. depuis démb ba léegi coow li bari na guerre des chiffres fu nekk gaa ñi di xëccoo kenn ku nekk di siiwal ay chiffres ban takk nga am tey jile. waaw Mouhamed comme ni nga ko waxee rek mu doon guerre des chiffres boo xamante ne ba tey mu ngi lëmbee ci biir Sénégal ci diggante ñaari ci coalition yu mag yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi ndax sànq rek la ñu jaar fi nga xamante ne moom mooy commission départementale recensement des votes bu Mbacké. li ñu daal di affiché nag moom mooy ci nga xamante ne ñoo bindu woon ci fichier bi 370 534 inscrits la ñu am 160 081 votants moom la ñu daal di am bulletin nul yi toll ci 844 suffrage valablement exprimé 159 101 voix kon ni ñu ko xam ne moom la ñu daal di am ci ay résultats ci li ñu takk rek moom mooy wàllu Sénégal moom moo daal di jiitu. am lu tolloog 109 358 voix muy tolloog ci pourcentage 68,73%. topp ci Benno Bokk Yaakaar am 36 360 voix muy 22,85%. nii di waa Yewwi Askan Wi am 6 071 voix muy 3,81%. topp ci les serviteurs MPR ak Pape Djibril Fall ñoom ñu ngi am 3754 voix bu ñu xoolee ci pourcentage mu nekk 2,35%. ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Natangué ñoom ñoo ci daal di topp am lu tolloog 1225 voix muy 0,76%. Bokk Gis-Gis 1111 voix muy 0,70%. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy coalition bunt bi am 395 voix muy 0,24%. mu doon boo xayma ci différence voix ci diggante ñi nga xamante ne ñooy wàllu ak Benno 72 298 voix boo xamante ne moom la ñu am ci li nga xamante ne moom moo tukkee ci commission départementale de recensement des votes ci diwaanu Mbacké. taux de participation bi nag mu ngi toll ci 43,20%. mooy li nga xamante ne nag moom la moo tukkee ci commission départementale recensement des votes ci diwaanu Mbacké Mamadou Mouhamed Ndiaye. mën a jàpp moo di tendance bi dégagé woon démb jëm ci ndam loo xam ne wàllu am na ko fa dafa mel ne day gën di dëggu.
dafa gën a confirmé wu ndax démb dégg ngeen ki nga xamante ne moom mooy maire bu Mbacké ba woon nekk Abdou Mbacké Ndao doon jubilé ànd ak itam tête de liste bi nga xamante ne moom mu nekk ci département bu coalition wala intercoalition wàllu Yewwi di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly démb ci guddi gi yëpp nag la ñu ànd di jubilé ci diggante Touba ak Mbacké mu doon loo xamante ne tey commission départementale de recensement de vote confirmé na ci li nga xamante ne moom la génneegum ci voix yi ci département bu Mbacké Mamadou Mouhamed Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Pape Balla Gueye foofee ci diwaanu Touba ak Mbacké ngir groupe Futurs Médias daañu àndaat ak beneen naataango ci beneen diwaan ngir xool résultat yi nañu fa tëdd indi ci leeral waaye balay boobu dañuy jéem a xam ana lan moo tax woot gi demee ni mu demee démb ñuy wax ne ñi ci pouvoir bee mëne fii wala ñi ci opposition bee mëne fii diirante mbagg boobee lu ko indi ci gis-gisu Maurice Soudieck Dione bokk na ci askanu Sénégal ñoo dem ba sonn lot message bu ñu yónnee ti njiitu réew Macky Sall la te it signal la boo xamante ne ji da ko war a bàyyi xel moom enseignant chercheur bi ci wàllu science politique moo gisee noonu ñu ànd ci leeral ak Thioro Mbar Mbissane Ndiaye. élection ngir samp ñiy teewal askan wi ca pencum ndaw réew mi ci dimanche gi mu doon nag ab scrutin boo xamante ne bari na lool ay surprise naam li ciy tukkee ci lu mujj xamaguñu ko waaye li ñu seetlu rek mooy opposition bi taxawaay bu am solo lañu am ci les élections mu mel ni sax yi les résultats bettul Maurice Soudieck Dione. dañu gis ne opposition bi li ci gën a fës moo di Yewwi Askan Wi ñoom daal wane nañu ay jéego yu mag yoo xam ne am nañ ko ci wàllu jongante gi rawatina nag bi mu fekkente ni dañu lëkkaloo ak ñii di coalition wàllu Sénégal coalition boobu ak Yewwi def une intercoalition au niveau des départements tax ñu mën a am ay siis yu bari. moom mi sax di wax ni jafe-jafe yi sénégalais yi di nekkee saa yu ñu yeewoo climat social boo xamante ni doy na waar ak yeneen ci ay métit bokk na ci li nga xamante ni moo tax mu mel ni askan wi dañoo daal di yàbbi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci nguur gi. askan wi daf leen jox bopp ci kaw ne coalition bi nga xam ne mooy coalition président Macky Sall dafa nekk ci phase de déclin maanaam ci njeexitalam ci wàllu politique loolu moo tax coalition bii di coalition Yewwi Askan Wi lëkkaloo ci ak coalition wàllu Sénégal am résultat yi ñu am rawatina nag bi nga xamante ne dañu nekk ci jamono joo xam ne dund gi dafa jafe ci noo xamante ne dafa jéggi dayoo. enseignant chercheur bile di woo président Macky Sall ci rek mu waajal élection présidentielle yu atum 2024 ci ak dal fexe nu ñu jébbalee réew mi te dara bañ a ñaaw. kon su fekkente ne tey président leeral na position am ne ndeyu sàtt réew mi mayu ko mu def 3e mandat eh bien mu dal di organiser ay élections ci diggante bi élection 2024 yi ci ni mu gën a rafete boole ci ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi nga xam ne génne woon nañ leen ci jeu bi ñu mel ni Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ba noppi fexe nag boo taxaw teem ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi askan wi di dund balaa ñu yegg ci élection 2024 yi. cohabitation am déet ak lu ci mën a am commission départementale yi nga xamante ni ñooy wàññi xob yi ñoom fi mu toll nii ñi ngi tàmbalee leeral Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ku ci ne fan nga féete naam ñoom ñi le boobook tey ñu ngi ci ay guerre des chiffres. Abdoulaye Diallo ci diwaanu Kolda la ñuy dem seeti ngir jëli foofee te résultat yi fa amandegum te muy lu wér Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar. lu ñu mën a jàpp foofee ci diwaanu Kolda ak li ko wër. waaw fii ci diwaanu Kolda bu ñu jëlee département bu Kolda fii inscrit toll woon nañu ci 100 044 votants yi toll ci 53 288 bulletin nul ñu ràññee ci 384 suffrages valablement exprimés ñu doon 52 904 ont obtenu bokk gis-gis 1671 naataange askan wi 331 Aar Sénégal 569 Benno Bokk Yaakaar 28 749 Buntu bi 268 les serviteurs 378 Wàllu Sénégal 1617 ak Yewwi 19 321 loolu ci biir département bu Kolda bu ñu demee biir département bu Médina Yoro Foulah foofu inscrit ñu ngi toll woon ci 43 787 votants yi 26 281 bulletin nul 345 suffrages valablement exprimés
25 936 ont obtenu Bokk Gis Gis 2709 Naataange Askan Wi 128 Aar Sénégal 86 Benno Bokk Yaakaar 16 202 Buntu Bi 433 Serviteur 219 Wàllu Sénégal 5530 Yewwi Askan Wi 629 ci biir département bu Vélingara foofu inscrit toll nañu ci 106 686 votants 57 404 bulletin nul 665 suffrages valablement exprimés 56 739 ont obtenu Bokk Gis Gis 1788 Naataange Askan Wi 453 Aar Sénégal 682 Benno Bokk Yaakaar 36 419 Buntu Bi 391 les serviteurs 760 Wàllu Sénégal 1884 Yewwi Askan Wi 14 362 mooy résultat provisoire yu diwaanu Kolda. leer na Abdoulaye Diallo jërëjëf daañu àndaat ak yow bu fekkente ne am nañ confirmation bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax des ba léegi ci élection yi ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média ak kuréel gi di groupe de recherche et d'appui mu di GRADEC ñoom ab janu taskatu xabaar lañ doon amal ngir joxe seen xalaat ci élection yi ak na mu tëddee dellu si nañu ci fanweeri moniteur ak juróom-benn fukki observateurs yi nga xam ne yóbbuwoon la nañ ci terrain bi gis nañu ne loole am na ca taxawaay bu am solo conférence de presse bi ñu doon amal la ci tukkee ñu ànd ci ak Mariam Ndiaye Jafara Ba. ëllëgu woote ngir fal député yu yees si jamono ji nga xam ne coalition politique yi ñu ngi xayma li ñu dagaan ñi doon saytu itam doxalinu élection yi ñu ngi xamle li ci tukkee. parce que amoon nañu ay tiitaange ñu bëri yaakaaroon nañ ne élection yi violence ak fitna dina ci bari suñu moniteurs yi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi li nga xam ne remonté nañ ñu ko te mu am ay rapports yu ko biral yoo xam ne ñu ngi ci site bi. wane ne lañ doon yaakaar ci vraiment fitna loolu nekkul. GRADEC jàpp na ni carte d'identité yi doon ko war a teqale ak carte wote yi. problème la depuis ay at ñu ngi wax ci problème mu carte d'électeur est-ce que tey warul ñu delluwaat ci taxali ko xam nga léegi 2016 dañu def benn réforme ñu ne voilà dafa am benn. directive communautaire bu wax ne léegi nañu indi carte d'identité biométrique CEDEAO. ñu ngi artu politiciens yi doon jongante ci yëgle ay résultats ndax loolu du seen sañ-sañ. defoon nañ ko comme recommandation ñu ñaan nit ñi rek bu élection bi passé nit ñi ànd ak dal ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom la yoon jagleel loolu maanaam publication résultat ñooñu mën a publier bu ñu publier ba noppi nag képp koo xam ne ànduloo ci bu ko defee nga seet yoon wi nga xam ne moom ngay war a jaar. pour vraiment lii sa ay grief nga mën ko exprimer. monitoring de la violence électorale bi taxawal nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet te ràññee na ñaari incident de violence fii ci Ndakaaru ñaar ca Saint-Louis benn ca Thiès. mission d'observation électorale gi dajale collectif yi organisation société civile gi ci réew mi ñoom it rafetlu nañu élection démb yeeg ni ñu ko dundee ci réew mi xëy na lañ cay naqarlu tuut sax moo di jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci yenn barab yi ab janoo lañ doon amal ak taskatu xabaar yi fa lañ ko waxee sàkku nag ci commission yi ñu siiwal résultats yi nu ma gën a gaawee ndax dana tax kon xiini mi na bañ cee am lu aju ci résultats yi tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar Aminata Touré joxe démb mu ne loolee moom rek la engagé ñu ànd ci leeral ak Alhassane Ba Pape Sangone Mbaye ci li tukkee ci conférence de presse bi. mission bi jot na joxe li mu nemmeeku ci wote gi amoon ci dibeer gi téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom benn ci ay bureau de vote ubbi nañu 8 heures ba mu tegee fanweeri simili ci xayma jàpp nañ ne ubbite scrutin bi jaar na yoon donte sax nemmeeku nañ ci ay yenn rëq-rëq. doxal nañ ko ci jàmm te organisation bi jaar na yoon malgré nag ay yenn incident yu ndaw rek mais bu ñuy mën a jàpp mooy jaar na yoon te mobilisation bi aussi yegg na 46% muy taux de participation bi am na nag bu mun na dem ba yegg sax bu ñu terminer compilation yi def ba 48%. buñ defee xayma ba noppi mission bi jot a def ay digle. bi ci gën a am solo mooy gën a yokk waxtaan bi entre ñi seq mbir mi muy dialogue bi politique bi ndaxte gis nañ ne ñàkk waxtaan indi na
ay réeroo yu bëri ci processus électoral bi surtout lu concerné parrainage bi ak parité bi ñu mën a ci am ay déggoo yu ñuy ëndil suba ñu dem ci élection yi ànd ak jàmm. calendrier électoral bi aussi jot na ñu xoolaat ko ba nga xamante dootuñu def élection Sénégal ci jamonoy nawet. ñoom mission bi ne déglu nañu tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ak résultat yi mu joxe waaye jàpp nañ ne résultat yooyu ñoom la concerné. justice mooy proclamer résultat donc képp ku mën a génne wax say résultat la yow waaye du résultat définitif résultat bi nga xamante mooy compter te résultat définitif mooy résultat bi nga xamante ne moom la commission yi di génne nga xam ne justice moo koy génne. mission bi di ñaawlu yenn tentative influence ci yenn électeurs yi ñu nemmeeku ko mu bàyyi ko ci ay militants de coalition yu parti politique yi waaye nag jàpp nañ ne terewut wote gi jaar na yoon te ànd nag dal ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent boo ko xayma ci bureau de vote yi. mbokk yi fii lañ yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte àndoon ci ak yéen 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi jërë ngeen jëf yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.